Assalamualaikum waa Yoff asalaamaaleykum waa commune de Yoff maa ngi tàmbali di nuyoo képp koo xam ne rek war naa laa jox nuyoo doore ko ci borom dëkk bi suñu wéyjur xalif général Doudou Makhtar di ko jàllale ci ndombal tànk Yoff yëpp parce que Yoff dafa am nu mu tëddee ku fay def wax ku nekk war ngaa tudd ña nga xam ne ñoo ŋànk dëkk bi di nuyu képp koo xam ne daal am nga cër ci dëkk bi di nuyu sama moroomu jigéen ñi ak xale yu ndaw yi mais aussi di nuyu conseil municipal Yoff bi nga xam ne si laa bokk te waxtaanu tey bi daanaka soo ko seetloo lu si ëpp mu jëm ci ñoom ñooñu nga xam ne jëm na ci Yoff gaa mais aussi dina gindi bu baax sunu moroom yu bari yoo xam ne ci conseil bi lañu bokk. li ñuy waxtaane tey moo di ne mairie Yoff bi nga xam ne Seydina Issa Laye Samb moo ko jiite man ma nekk fa conseil mu dénk ma lépp loo xam ne moom la ñu tuddee partenariat public privé ak coopération décentralisée pour loolu ku ko xamul ci wolof buñ ko tënkee moo di ne lépp loo xam ne mooy jëm ci mairie bi képp ku muy jokkalante rek mu jëm ci développer gox bi fànn woowu yàlla dafa def Seydina Issa Laye Samb dénk ma ko man Adji Aram Thiaw xëy na foofu laa waroon na dooree sax pour ñu xam mooy kan man Adji Aram Thiaw dëkkoon na Ngaañ léegi di ma dëkk Yoff Apix nekk doom ci Papa Thiaw ak soxnay Lamine Ndoye donc man moom ñu dénk ma lépp loo xam ne moo nekk jokkalante maire yi ak képp ku mu séqal commencé ko ci état bi commencé ko ci partenaires yi maanaam ñi nga xam ne dañuy yëngu ci développement état bi ak bitim réew ak képp koo xam ne sax danga nekk rek bonne volonté koo xam ne bëgg ngaa def ci commune bi donc képp koo xam ne daal yéene nga lu baax muy ci xalaat muy ci alal muy ci jubbanti walla leneen daanaka soo ko seetloo suñu commission boobu moom nga koy jaarale. beneen bi nga xam ne mooy coopération décentralisée mooy maanaam nan lañuy def ba wuti ay jumtukaay ci biti indi ko ci dëkk bi mu man ñu suqali sunu Yoff kon appel baa ngi noonu déjà damay profiter ci appel bi pour wax ne képp koo xam ne daal yaakaar nga ne yéene nga ci fànn yooyu ma wax suqali sa gox mooy ne man maa nekk intermédiaire bi entre yow moomu bëgg def loolu ak maire bi donc ma dellu di sant vraiment Seydina Issa ci confiance bi mu am ci man xëy na cër bu rëy la mais aussi jar na tam ñu waxaale ne rafetlu ko parce que su fekkoon ne dafa seet ne ñoom ñoo gañe mairie bi dañ ko bëgg a gérer ni mu leen neexee ku xam Yoff ni mu tëddee xam ma man xam ne sama mentor politique mooy Ablaye Diouf Sarr moom laa àndaloon ba ñëw ci mairie Yoff bi su sañoon neexoon Seydina Issa tam mu jël cëram bi yëpp jox ko ñi mu àndaloon mais aussi ñun suñu mentor daf nañu lépp loo xam ne dafay suqali Yoff bu leen ci kenn jiitu donc loolu rekk moo tax ma dellu di sant Seydina Issa mais aussi di sargal sama mentor bi nga xam ne moo tax ma nekk foofu parce que man bu ma nekkee sur la scène politique ba di ci am cër ndombal tànk boobu ma Seydina Issa jox ma dellu di ko sante dafa am ku tax te kooku tax noonu Ablaye Diouf Sarr la kon ma profiter ci émission bi vraiment di ko sargal pour ma ñëw nag ci illay li nga xam ne moo tax ñuy def vidéo bi nii moo di ne ci cër boobu ñu ma dénk nga xam ne faram-fàcceel naa leen ko léegi dafa am ay convention de partenariat yu bari yoo xam ne
sama xaritu conseillers municipaux yi nga xam ne ñëwoon nañ ci conseil bi passé dinañ xam ne joxoon nañ leen ay convention de partenariat yu bëri pour que ñu mun ko saytu parce que nag mairie ni muy doxee ku ko xam ne su fekkee ne tam may na la sañ-sañ nga wuti def ko ci gox bi balaa ngay wuti dafa am ku war a wax waaw boo wutee ba pare foo ko jëmalee dafa am ku war a wax waaw kooku mooy conseil municipal bi bala état joxe cër bi ba pare léegi nag ba passé signé nañu soumettre nañ leen signé guñu xëy na yu bëri yoo xam ne war nañ ko saytu mais tey dañ see simpi benn rek boo xam ne mooy convention bi ma yor nii muy tëralin rek mooy d'accord nañ ñu nag ENDA Tiers Monde parce que ENDA Tiers Monde dafa nekk kuréel gu mag ONG bu mag boo xam ne dafay saytu doxalinu collectivité territoriale yi ñu am ñun Yoff partenariat ak ñoom signé ko par convention bi ma yor nii convention bi li muy wax lenn la moo di ne ñun conseil municipal Yoff ak ENDA Tiers Monde d'accord nañu ci juróomi at yi nga xam ne ñun ñoo yore conseil municipal Yoff joxalante demalante ci juróomi fànn yooyu soo ko seetloo bi ci njëkk ENDA Tiers Monde ku ko xam ne dafay saytu lu bëri li ñu tuddee renforcement de la démocratie et de la gouvernance maanaam démocratie lu yaatu la mais il faut que ñu saytu fan la cëru kenn yegg ak cëru keneen ki fan lay doore donc sama liberté li ma may ma def ak keneen ki sañ-sañam ak li nga xam ne wareef la ñu dellu ko def ci ñoom donc loolu daf koy saytu lu bëri soo déggee droits humains maanaam ak yelleefu doomu aadama ci biir ni ñuy doxalee suñuy gox loolu foofu la tëddee gouvernance aussi naka la ñuy def ba nga xam ne sunu gox-goxaan yi niñ koy saytoo bàyyiwuñu ko rek noonu dañ ko teg ci ay tëralin gouvernement bi nga xam ne moo jox mairie bi sañ-sañ dafa am fu mu ko tëralee maanaam du rek nu la neex nga koy doxale mais loolu fànn la boo xam ne dañ ci signé partenariat bi ak ENDA Tiers Monde mais aussi engagement citoyen ak participation citoyenne mooy maanaam yow dañ laa jël pour que nga saytu alalu ak doxinu commune bi maa ngi naan sax commune d'arrondissement buñ la ko sante ki la sante mooy citoyen bi kon citoyen bi moom li nga xam ne yow la ko dénk foog mu dugal ci loxoom foog mu engagé aussi di ci dugg di ci dem ak a ñëw te loolu lu am solo la seetlu nañ ne déjà engagement citoyen boobu mu ngi commencé ndànk-ndànk di jël forme beneen fànn boo xam ne signé nañ ci contrat bi convention bi plutôt ak ENDA mooy ne soutien à l'employabilité des jeunes ak entrepreneuriat ak autonomisation des femmes xam nga mairie bi xëy na mën-mëmam du bëri mais moom la ñu sant lépp loo xam ne mooy xëyum ndaw yi xëy na gouvernement bi ŋànk na ko mais li nga xam ne gouvernement bi tëral na ko ci xëyum ndaw yi ñun nan la ñuy def ba am ci sunu wàll mais aussi ñoddiwaat yeneen yoo xam ne mun na suqali xëyum ndaw yi kazalika pour jigéen ñi tam autonomisation des femmes da ngeen koy dégg lu bëri maanaam jigéen ñi moom seen bopp mënal seen bopp di dem di jokkoo ay ñi nga xam ne ñoo leen di jox jumtuwaay yu ñu suqali seen bopp loolu ENDA daf ci yëngu bu baax ñu boole ko ci domaine yi nga xam ne dañu bëgg collaborer ak ñoom beneen bi mooy Yoff xam nga mi ngi nekk ci booru géej daf te di ngeen di dégg lu bëri ñuy wax changement climatique boo déggee changement climatique mooy jaww ji ni muy soppalikoo rek ku seetlu fan yi am na inondation yu bëri yenn saay mu tàng lool yenn saay mu sedd lool mais muy gàllankoor ñu bëree bëri ci changement climatique yooyu boo ko seetloo ci au niveau mondial ñëpp moom la ñuy waxtaane ñun tam bëgguñu ci des ginnaaw pour que lépp loo xam ne mun nañ ko ñoddi mu ñëw régleel ñu
li nga xam ne mooy érosion côtière par exemple géej gi nga xam ne yenn saa yi mu sàmbaraax ñëw ba yàq ay dëkkuwaay xëy na gëj na fi yàlla na fi gëj mais aussi saytu balaa ngaa lakkale loolu la ñuy def inondation yi xëy na bii weesu na mais am un plan boo xam ne de sécurité et de prévision maanaam fagaru rek balaa ngaa yàqule donc boobu tam lu ci bokk la beneen quatrième wax naa ñeenteel bi mooy appui à la territorialisation des politiques publiques et agendas internationaux xam nga acte 3 de la décentralisation bañ ko acté maanaam bañ ko signé ba teg ko ci yoon muy dox territorialisation des politiques publiques mooy rek li nga xam ne nguur daf ko tëral pour que muy jàppale gox yeeg goxaat yi ci seen développement na ko ñen dëkk ca gox ba nañ ko moomal seen bopp dëppale kook seen aada ak seen cosaan ba nga xam ne du nekk rek loo xam ne dañoo jël imposer ko sur ñoom loolu tam lu ñu boole lu ñuy waxtaane la dolli si tam agenda internationaux yoo xam ne dafay am luy xew toujours jëmale ko si doxinu collectivité territoriales yi ku yore coopération internationale doo bëgg li xew ci bitim réew ci Afrique déjà ak ci bitim réew ak yëpp yoo xam ne ay conférence la yu ñuy def mu jëm ci doxalinu collectivité territoriales yi ñun ñu mun ko fekke beneen bi mooy accompagnement des dynamiques de transition yoo xam ne lépp loo xam ne war na ci naka la tudd ci développement durable maanaam suqaliku gu sax ak yan yoon lañ koy jaarale pour mu gën a ñoŋ ci population yi nga xam ne moom la ñu yore donc loolu mooy juróomi fànn yi nga xam ne foofu la ñu tëralee convention de partenariat encore une fois muy këyit bi ma yor ni mu nekk tëralin boo xam ne ñun ak Enda Thiermone ECOPOP dañ ko sama càmmeñ Bachir Kanouté di ko diriger ñu signé ko altine bi weesu rek si bésu Tamxarit bi ak Enda pour bugg ko doxal si juróomi at yi ñëw donc li si tënk daal soo ko seetloo moo di ne dañoo joxante loxo pour tëral plan d'action maanaam feuille de route këyit boo xam ne dañ naan suñu ànd bi daal nii lañu ko bëgg defee xëy na xaaruñu sax parce que signature bi lañ doon def mais xaaruñu woon parce que def nañ déjà feuille de route ak plan d'action boo xam ne xëy na dañ koy xoolaar rek càmbaraar rek parce que date yi ñu si bëggoon a def yëpp weesu na mais ñu seet comme signé nañ acté nañ partenariat bi convention bi léegi ñu seet fan la ñu war a tàmbalee liggéey bi ñu xalaat ne tàmbali bi njëkk mooy si tàggat conseil municipal bi parce que conseil municipal bi nag soo ko seetloo xëy na am na ñoo xam ne ñu mel ni man ñi ngi ci woon xam nañ ni muy doxe mais am na ñu bëri li ko ëpp li si ëpp daal daanaka ñu bees lañ ñoo xam ne dañ leen war a tàggat lu tax ñu war leen tàggat parce que xëy na da nga doon xëccoo dara loo xam ne am nga ko ba pare léegi boo ko yoree naka nga koy saytoo parce que nag conseil municipal bi ak mairie bi alalu population bi la kuñ koy dénk il faut que ñu tàggat la saytu la xool na ngay doxalee pour que alalu askan bi mu ñëw donc boobu mooy foog naa poñ bu njëkk boo xam ne dinañ ci taxaw suñu sañoon feek août bii nii duñ ko génn pour que ñu tàggat conseillers yëpp parce que ça fait plus de 6 mois ñuy dox ci xam te am na yoo xam ne war nañ ko gën a xam daal xam nga nàmm paaka rek du ko daasal ko tuuti la rek pour que mu gën a ñëw mën a xam fi nga xam ne fa la war fa nga koy xaare mu mën ci def ay jéego yi ci war beneen fànn boo xam ne war nañ ci taxaw lool mooy plan de développement communal plan de développement communal du dara lu dul benn këyit buy wane ne yow dëkk bi nga dëkk commune bi nga ma dénk pour ma mën ko doxal ci juróomi at yi damay xalaat bu baax
nan laa si nar a demee loolu mooy plan mooy nga prévoir li nga xam ne juróomi at yi noonu nga bëgg doxale commune bi mais boo ko bala këyit bu mel noonu dafay sukkandiku ci xalaati population yi dafay sukkandiku si mbébétu population yi donc day jaadu équipe bu Enda Thiermone ak ñi ñuy àndal suñu ñëwee ñu dem ci gox yi ak goxaat yi dëkk ci biir Yoff waxtaan ak population yi xam lan mooy askan seen mbébét xëy na maire commencé woon na ko déjà di ko def mais ñu seet si li mu def ba pare lan lañ ci mën a jël ak lu ci manqué dolli ko pour population yi daal ñu nekk au cœur de l'action communale et municipale ñu xam ne ñoom la ñuy liggéeyal gaa mais bu ma lay liggéeyal tam sa kàddu ak dugal ci sa loxo ak vraiment gunge ki nga xam ne moom nga dénk lu war la donc plan de développement communal boobu équipe bu Enda dina ko saytu defaral ñu ko mu ànd ak population yi suñu paree ñu delloowaat population bi ne la ngeen ñu santoon de lii moo ci ruuse boo waxee plan xëy na du plan rek nga bëgg di nga bëgg tam koom gi siy dem xaalis ba say dem ressources humaines yi siy dem bu boobaa nag bu plan de développement communal boobu ñu tudde ko PDC su taxawee ba pare foofu la ñuy woo partenaires yëpp dañuy woo partenaires yëpp ne ñun de si juróomi at yi ngeen ñu dénk ñu saytul leen gox bi waxtaan nañoo population yi neen nañ nangam ak sangam moom la ñu bëgg pour que ñu defal leen ko si juróomi at yi sangam ak sangam googu nangam lay jar yenn yi xëy na maire yi dina ko am si budget parce que budget maire yi nag boo ko seetloo bëriwul lu mu àntal bëriwul donc ñu dem daal jëggaani si partenaires yi partenaire au développement yi li nga xam ne mooy saytu defar gox boobu loolu la ñu tuddee forum des partenaires pour que lépp loo xam ne képp ku am dërëm wala xalaat booy def ci mairie bi ñu déglu la ci forum des partenaires boobu donc ci tënk daal pour gën a bañ a gën a soreel wax ji moo di ne signé nañ convention bi ci bisu Tamxarit bi weesu Bachir Kanouté waaye Enda Thiermone ak équipe bu Yoff bi nga xam ne moom la ñu dénk partenariat public privé ma ci profité di woo sama commission bi nga xam ne man lañ ko dénk ne am nañu liggéey suñu liggéey tàmbali na ci convention bi ñu signé naka lañ koy saytoo ak naka lañ koy defee ci ñun la des pour que lépp loo xam ne moom lañ ñu dénk mu mën a ñoŋ ci sunuy loxo donc loolu mooy woon illay waxtaan bi tey di dellu vraiment di aux population wu Yoff yëpp ci li nga xam ne moom la ñu dénk xëy na mairie bi dañ koo dénk maire mais comme ni ma ko waxee woon mairie benn nit rek mënu ko doxal wala benn équipe mënu ko doxal kuy saytu mbébétu population yi foog naa dafa jaadu nga dellu ci ñoom wax ak ñoom comme ça bu yen bi lu mu diis rek bu ku nekk jàppee fa nga war a jàpp yaakaar nañ ne dina woyof te di dellu di sant Enda Thiermone ak Bachir Kanouté ak toute son équipe parce que il faut que ñu xam nag ne Enda Thiermone li ma ci waxul moo di ne man fa laa doon liggéeyee bala may ñëw di liggéey ci yeneen entité foofu laa njëkk a liggéey yooye fa woon tàggat population yi dem fu nekk ànd ak Bachir Kanouté dem fu nekk ci Sénégal ci Afrique ci monde bi entier pour di tàggat ak di dox saytu gox yeeg goxaat yi donc su ma demee ba sama dëkk soxla li nga xam ne moom laa mën yàlla moom laa mës a jàng moom la ma Bachir Kanouté moom may wax muy coordonnateur yi Enda Ecopop tàggatee ñun ñaar ñu ànd di ko dox buñ demee ba suñu dëkk ñun Yoff soxla ko kon waruñu jafe ma bëgg wax ne tam lu am solo la loo xam ne il faut que ma leeral ko pour que lever rek une équivoque mooy di nekk ne pourquoi man
war ngeen ko xam parce que ne moo di ne loolu laa def moom laa bu ma gëmoon di nelaw sax soo ma waxee nu ñuy saytoo collectivité territoriale yi dinaa ko xam si laa mos a liggéey ànd seeg sama ay mentor comme Seyna Issa ànd si ak ñoom Alioune Mbaye sama collègue u IADEP yooyu yëpp ñuy saytu yeneen collectivité territoriale kon bu ñu ñëwee tey ba Yoff soxla ñun ñëpp ñu dëkk Yoff il faut que ñu xam ressources locales yooyu maanaam ñi dëkk ca dëkk ba nan lañ leen di utiliser pour que gox bi ñu dénk jëm ca kanam donc loolu la woon dafa yemoo sotti ci la ak def ci dafa yemoo ak sunu maire Seydina Issa Laye Samb tàllal loxo Enda Thiermone Ecopop parce que am na ku fay liggéey muy Ousmane Mbaye mu yemook nag daanaka moom ba muy tàllali loxo xamul ne xëy na peut-être loxo bi mu war a njëkk saytu mu ngi nekk ci dëkk ba donc bi équipe bu Enda Thiermone di ñëw fii nag lañ ma ne yow moom comme sa gox moo ñu sollicité moo ñu ñaan ñu gunge ko pour que mu am développement bu sax yow doo ci mucc donc loolu moo waral ma nekk ci boppu kuréel gi nga xam ne moom la ñu taxawal ñenn ñi jóge Enda man ñenn ñi jóge Yoff pour que lépp lu ma wax ci plan bi nga xam ne moom la ñu tëral ñu mun ko dox wuti li nga xam ne moo ci war donc may delluwaat di woote ñëpp këyit gi nag bu ngeen gisee niñ ko tëralee dañ ko signé noonu rek mais xam nañ ne niñ ko tëralee xëy na lépp du awee niñ ko saytoo mais moo tax mu am ay charte yoo xam ne dafa wane ne dañuy daje de façon périodique yoo xam ne dañ koy xoolaat di xool nan la ñuy daje ñu ngi naan 3 mois 6 mois 1 an ça c'est seulement selon ni nga xam ne doxalin bi noonu la tëdde di ko waxtaane su amee rëq-rëq ñu jubbanti su amee loo xam ne daanaka dëppoowul ak ni dëkk bi di gisee wala ñun ni ñu gisee ñu waxtaane ko su fekkee ne nag dafa laaj daal ñu yegg foo xam ne bu ñu fa sax yegg mais yaakaar naa ne daal lépp soo ko seetloo mu ngi tënku rek ci ànd waxtaan négocier pour nga xam ne li nga xam ne moom la ñu dénk ñu mun ko saytu na mu ware ànd ceeg population yi di leen déglu di leen nemmeeku mais aussi lépp lu ñu leen liggéeyal delluwaat ci ñoom waxtaane ko ak ñoom ba nga xam ne nit ñi li ñuy yaakaar ci mairie ne mairie mun na lépp wala ñii li ñuy defee kenn xamu ci dara transparent wul donc pour que culte de transparence boobu daanaka ñu mën ko saytu ba ñëpp ñi nga xam ne dañoo bëgg gis li xew ci mairie du am daal naka la tudd ci sottinti tuuma yooyu nga xam ne mooy am ci mairie bi parce que buñ ko waxtaanee ba képp ku bëgg a saytu dara ñu ñëw ñu wan la ne lii fii la jaare commencé ko ci conseil municipal yi dem ci population yi ba dem ci ñëpp partenaire foog naa loolu la ñu tuddee développement bu sax et développement durable bi nga xam ne moom la ñu bëgg wootee ci kanam ci këyit bi ma yor nii donc may dellu di sant ñëpp xëy na wax ji gudd na mais jaadu woon na bala ñuy leen di liggéeyal ci bépp fànn ñu dellu si expliquer leen mu leer a leer pour que ngeen xam ne li ñuy dox yëpp njariñu askan wi la si askan wi lay dellu te yéen ñi ñu dénk daal am ngeen ci cër bu rëy ñu fas yéene ko doxale nii nag convention bu ñu signéeti rek daanaka dinañ delluwaat ci yéen wax leen ne signé nañu nangam ak sàngam nii lay doxe nii lañ koy saytoo te ubbi bunt bi ci seeni xalaat ndaxte nag yéen a ñu dénk te yéen a moom baat bi wasalaam ngeen baal ma àq